émission bi yee waa Sénégal. RFM matin 8h jot na jàngeen jëf mbokk yi bisimilah leen ci xabaar yi ci wolof ci gàttal ak Barthélémy Ngom salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar di nuyu mboolem ñi ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu dooree kook anam gi ñu joxe contrat yi ñeel pétrole bi. ak ger gi ñu ne da cee am njiitu réew bu Mauritanie àdduna ci Mohamed Ould Abdelaziz nee na coow li yëpp politique rek a ko lal ci janoom ak taskatu xibaar yi ni ki démb mu yokk ci ne loolu du am benn njeexital ci ni ñuy séddale gaz beeg pétrole yi diggante ñaari réew yi Sénégal ak it Mauritanie Ousmane Sonko moom gannaaw ba coow li jibee nee na Macky Sall moom mooy ndeyu mbilli gi te daf fi war a jóge njiital Pastef nee na Macky Sall haute trahison la def maanaam dafa wor askanuk Sénégal Ousmane Sonko yemu ca ndaxte nee na procureur de la République dafay lëndëmal xelu askan wi rek waaye moom moo gën a xam li nekk ci contrat yi ñeel pétrole bi coowal pétrole boobule nag gannaaw tax na ba kii di Pierre Goudiaby Atepa ne li ñu war a def te mu jàmp ci jamono ji moo di wàññi doole njiitu réew mi maanaam ay pouvoir am démb la yëkkati yi li kaddu gannaaw ba ñu ko dégloo ca division des investigations criminelles ba noppi keneen it ku ñuy déglu ca dik ni ki tey di Birahim Seck njiital forum civil plateforme aar li ñu bokk moom itam desul gannaaw ci xeex bi boobaak léegi mi ngi manifester tey lañu woote waat beneen ab ndaje li ñu bëgg moo di mbiri leer Saint-Louis ña géej gi nangu woon seeni kër daañu toogaat muñ te xaar ministre bi ñu dénk collectivité territoriales yi gox yeeg goxaat yi nee na daal fukki fan ak juróom ci weeru sulet la ñu leen di utal fu ñu dëkk logement yi njëkk yi daanaka joxe nañu leen waaye nag amuñu courant de tamit assainissement ba dafa des tàggat yaram Coupe d'Afrique des Nations tey lay door ci ngoon gi Égypte mi koy dalloo moom mooy dajeek Zimbabwe li ci yéen kaay la ñuy jeexale daañu ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. Barthélémy Ngom. Aliou Ba moo fare ci machine yi mbokk yi dellu nuyu leen rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu doore kook mbirum pétrole beeg coow li ne kur ci dëkk bi nag ci anam yi nga xamante ni noonu la ñu joxe contrat yi loolu nag njiitu réew bu Mauritanie àdduna ci moom Mohamed Ould Abdelaziz nee na coow li lépp politique donga ko lal moom nag nee na lii lépp du am benn njeexital ci anam yi ñuy séddale gaz beeg pétrole bi diggante ñaari réew yu ay kàddum ñu teewlu kook Mohamed Diop. mënuma la cee jox ay détails ndax xawma dëgg-dëgg li xew waaye yaakaar naa ne du lu sax boo demoon sax c'est faux lu tax ma wax ko mooy ne xaalis bi ñu tudd BP ci boppam mën na koo sax bañ a am ay fukki milliards dollars yu ñu naan jox nañ ko rakku président bi wala société am na mbir yu bari presse bi da ciy ne di ci def ay reportage te léeg-léeg politique donc moo ko lal mën nañ sax di jéem a jaxase xelu koo xam ne daa génn ci élection yu mu gagné boo demoon sax lool la. mu nekkoon njiitu réew mu Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz Mohamed Diop moo nu doon tekki li kàddoom Ousmane Sonko moom li mu bëgg ci jamono ji moo di Macky Sall jóge fi tekki ndombol tànkam te daal di dem ndaxte dafa jàpp ne moom mooy ndeyu mbelli gi moom Ousmane Sonko nee na Macky Sall haute trahison la def dafa wor askanuk Sénégal yemu ca ndaxte ci appel à témoin bi nga xamante ni procureur woote na ko nee na moom procureur dafay lëndëmal xelu askan wi rek moom ci boppam moo gën a xam ne ci contrat yi. démb la ko Ousmane Sonko xamle ci ndaje gu mu seqoon ak taskatu xibaar yi Oumar Mbow. position bu procureur de la République ci mbirum Alioune Sall Petrotim BBC amul valeur bi ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko moomee gis ne Serigne Bassirou Gueye lëndëmal askan wi moo ko tax a jóg njiitu Pastef di wax ne njiitu réew mi dafa war a démissionner ndax li ñuy woowee haute trahison la def. procureur jóg na nee na day def appel à témoin depuis quand la ñuy def appel à témoin te nee nañu crime amul mais yéen weddi ngeen ba ne dara amul. looy woote témoin on témoigne par rapport à quoi yooyu ñuy essayer ëlëbalee Sénégal yi caaxaan yi ñuy caaxaan di ko jaarale lu mel ni institution judiciaire jaarale ko ci procureur nga xam ne moom du procureur de la République procureur Macky Sall la Macky Sall li mu def haute trahison la bi ñu ko falee dafa waat ci constitution ne moom waat na ni dina saytu loi bi waaye dina ko saytulu moo ko njëkk a joggati kon haute trahison la. candidat ba woon ci élection yi ñu génn jàpp ne képp koo xam ne loxoom tàkk na ci mbir moomu maanaam ci signature contrat yi dañ la war a jëbbal yoon. ñiy sànq pétrole Sénégal weesuwuñu 10 personnes ci Sénégal ci 15 millions de Sénégalais est-ce que ñooñu war nañ leen topp ñooñu dañu war a xeex ak ñoom. ci loolee lépp Ousmane Sonko dellu di wax ne Macky Sall dafa war a rek bàyyi nguur gi. bu doon réew mi dañoo am yenn dispositions yi ci suñu constitution dañ ko waroon wàcce. bi ñu sukkandikoo ci moom askan wi dafa war a génn ci mbedd yi bañ loolee muy
woowee mascarade buy njiit yi di def Ousmane Sonko dellu di ñaanal gaynde yi ci CAN bi waaye muy wax ne ngir bile compétition bañ a yóbbu xel ñi ba ñu fàtte mbirum pétrole bi. Oumar Mbow mbirum Petro-Tim boobu le tax nag ba kii di Pierre Goudiaby Atepa ne li ñu war a def ci jamono ji te mu jàmp moo di wàññi doole njiitu réew mi maanaam wàññi ay pouvoir am rawatina ci domaine yi di wàllub mine ak it pétrole nee na loolu dina tax ba lu ne mel daal di dëkk ci anam gi nga xamante ni noonu la ñuy joxe suñu ressources yi moom Pierre Goudiaby Atepa démb la ko yëkkati ci bi muy dajeek taskati xibaar yi gannaaw bañ ko dégloo ca division des investigations criminelles boobule ci scandale boobu ñu ne ci scandale boobu ñu tudd Aliou Sall Franck Timis ak BP Abdoulaye Diop. wàññi pouvoir njiitu réew mi ci domaine minier ak pétrolier loole di wooteeb architecte ak homme d'affaires bi di Pierre Goudiaby Atepa. faw ñu xoolaat li nga xam ne moom mooy pouvoir yi nga xam ne dañ ko jébbal njiitu réew mi ci wàllu pétrole ak mine ndax dafa war a doy am nañu assemblée nationale am na contrat yoo xam ne ci ay dëkk benn président du ko signé fekk amul déggoo ak assemblée nationale loolu nag ay leçon la yoo xam ne war nañ koo jàng. lu ñeel coowal Franck Timis ak Aliou Sall Atepa ne amul benn dërëm bum ci laal. am na ñaar ba ñett laaj yoo xam ne war nañ koo teg ci taabal gi. Pierre Goudiaby ndax am nga ay intérêt ci mbir mi maanaam mbiru Franck Timis ndax dimbali nga ko ci tontu bi mooy déet est-ce que Aliou Sall may na la ab cravate tontu bi tam mooy mukk. est-ce que Aliou Sall vous a dit rien. architecte bi ñaawlu na lu muy tuddee diabolisation jëme ko ci Franck Timis. il faut que les gens fassent la différence entre. faw nit ñi nag di jéem a xaajatle opérateur économique ak fonctionnaire léegi nag comme am na ñoo xam ne dañoo négocier ci lu baaxul loolu du tooru Franck Timis de te sax li ñu war a def mooy bàyyi tilimal der koo xam ni moom sax moo waral ba ñu seen pétrole bi. par qui le pétrole est arrivé. Pierre Goudiaby Atepa ñu déglu ko lu toll juróom benn waxtu enquêteur yu dikk def li ni mel bi lépp déglu ginnaaw ab présumé scandale toll ci fukki milliards dollars te BBC Afrique siiwal ko te ñu ciy tuumal kii di Aliou Sall. Abdoulaye Diop ci conférence de presse boobu nga xamante ni Pierre Goudiaby Atepa doon na ko amal démb gannaaw ba ñu ko dégloo ca division des investigations criminelles ba noppi keneen nit ku ñuy déglu ca dik niki tey ji ci suba tey ji di Birahim Seck coordinateur forum civil moom la enquêteur yu division des investigations criminelles war a déglu niki tey ji. plateforme aar li nu bëgg ba mbir mi jolleek léegi nag ñu ngi nekk di xeex fu nekk la ñu manifester tey jii it woote nañu beneen ab ndaje ca place de la nation place de l'obélisque ñoom li ñu bëgg moo di mbir mi leer ci seeni gët juróom-ñetti simili moo bootu ci juróom-ñetti waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. dem ca Saint-Louis foofu nag ñi nga xamante ni géej gi dafa nangu woon seeni kër daañu toog muñaat ndaxte kii di jëwrin gi ñu dénk gox yeeg goxaat yi nee na fukki fan ak juróom ci weeru sulet la ñu leen di wutal fu ñu dëkk Oumar gi yaa ko yëkkati ni kii démb moom nag nee na logement yu njëkk yi daanaka jox nañu leen ko waaye lañ ca nemmeeku moo di wàllum courant bi dafa amut ba noppi assainissement ba des na Oumar gi ñu teewlu kook Mohamed Nabi Sila. li ñuy wax lu jàmp lu mënul xaar mooy ñu yóbbu nit ñi yóbbu leen xaar yàlla ak gazelle ñu nekkandi fa fi nga xam ne mooy Diougop te madame le maire ak conseil municipal am délibéré joxe fa suuf ñu yóbbu fa ay dëkkuwaay yoo xam ni foofu aussi tamit dañ fay ndëganiku dañ fa mën dëganiku lu mën a mat ñaari at ba ñett ndax foofu du taa te nañ ko liggéeyee am na ay commodités yoo xam ni mën nañ fa xaarandi beneen bi nag mooy projet bi gën a mag boo xam dañ koy tabax en dur def ay bâtiment yu mucc ayib yóbbu fa nit ñi pour ñu mën fa nekk nag définitivement. fii ak 15 juillet wala 20 juillet en tout cas mois de juillet bi moom population yooyu dinañ mën a dem ci Diougop man fa nekkandi daanaka jafe-jafe amu ci. ndax financement bi boobu dina toll ci à peu près 10 milliards ak agence française de développement modalité ci war yëpp def nañ ko entreprise bi ngi tàmbali ay kayitam mi ngi mat lépp daal aw na yoon ci liggéey boobu. mu nekkoon Oumar Gueye jëwrin gi ñu dénk wàllu collectivité territoriale yi démb la demoon fële ca Saint-Louis conseil départemental bu Dagana jël nag ab ndimbal bàyyee ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy sàmmkat ya nekk foofu la ca Dagana jox na leen benn subvention bu toll ci 24 tonnes aliment bétail maanaam xont ak yeneen yu ko demee ak it lu toll ci 9 millions juróom-ñeenti millions ci sunu koppar ko xaalis boobu nag ñu ne dana tax ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngatu ci wàllub sàmm
nekk ci kaw gi ñu gën a mën a toppatoo seeni jur rawatuna bu coono amee ñu teewlu ci Ndari Niass moom mooy premier vice-président conseil départemental bu Dagana ay kàddoom ci micro Mamadou Diagne. tey ñëwoon nañ fi woolu département bi pour jox leen rakk at ma nekk na duñ koy def mais ren moom am nañu 34 tonnes wala 9 millions yi nga xam ne seen i fas nañu ko yéenee jox éleveurs yi ñu dimbandikoo ko ci seen jur ndax xam nañu ne heure bi bu doyee jur gi dafay sonn day am coono mois de juin mois de juillet jur gi day am coono kon nag nu mën ci def dimbal lu mën a am dana ko ciy def ñoo ngi bëgg na nga séddale bi commune ba jot ak li nga mën jot soo demee balaa nga koy séddale na nga woo conseil département ba nekk foofu ba nekk ci dëkk ba na nga ko woo nga xam ne si ni mu teewee séddale bi ndax loolu mooy tax kenn ku nekk man xam ni conseil département mooy joxe lii kon nag bëgg na conseil département li mu def ci éleveurs yi def na ci mool yi mu ngi lay jëndal ay caax mu ngoog mu doonoon ndimbal bi nga xamante ni mu ngi bàyyeekoo ci conseil départemental bu Dagana jëm ci éleveurs ya nekk ca diwaan ba beneen ab ndimbal di bu Croix-Rouge boo xamante ni jox na ko béykat ya nekk ca zone bu Missira Gouloumbou Sankagne Kaour ak yeneen i dëkk yi dënd ak ñoom jox nañu leen ay jiw su ko defee nawet gi it ñu mun cee soobu ak jàmm Sunkanu Jikine ñu teewlu ko moom mooy président régional bu Croix-Rouge ba foofule ay kàddoom ci micro Moussa Omar gi boo demee arrondissement Missira ka dem Gouloumbou Missira ci boppam ak Dialakoto depuis 2012 leen jox ay semence yooyu dañ koy multiplier semence su mboq ñaari façon ceeb yi gerte kem Sankagne ay Gouloumbou changement climatique baa ngi ci mais lu bëri comme ni ma ko waxee dañuy appuyer l'état du Sénégal ñun amuñu doole astuti yi ñu am pour population bi dañu ñëw jox leen pour que au moins problème xaalis yi day jafe période boobu mais laaju ñu kenn dërëm ñuy former seen groupe ñu ñëw ñu ne leen ñaata tonne ngeen soxla ñu jël ñaata sac ngeen soxla ñaata ñu joxe ñoom seen bopp ñoo koy gérer ñoo koy recouvrir ñoo koy distribuer ci renouvellement bi ñu def tey 26 000 membres bokk Croix-Rouge Tamba nag fii mu ngi ci 10 500 Bakel mu ngi ci 4 500 Koupentoum mu ngi ci 4500 et Goudiri mu ngi ci 6500 boo ko calculer dina la jox 26000. mu ngoog lii nag xibaar la boo xamante ni dana neex lool ñi sant seen te dëkkee ca Fatick ñu ne Fatick moom dana am ay xar yu doy ci tabaski bi ñu dëgmal lu toll ci fanweer ak benn junni xar fanweeri junni ak benn xar la ñu fay yóbbu ci tabaski bile waaye nag autorité ya nee nañu daal daañu soppi bërëb ya ñu leen di jaaye maanaam point de vente yi daañu leen a changé su ko defee ñu ci ëpp ci ñoom mën a nekk en règle Aminata Goudiaby comité régional de développement bu Fatick amal nañu ab réunion ngir rek préparer li nga xam ni moom moo di tabaski ji ñoom nag ñu dalal xel yi di wax ne jël nañu matuwaay yi war ba nga xam ni li mu xar yi nga xam ni moom la askanu Fatick di soxla ñu matale ko Ndeye Maguette Ndiaye moom mooy adjointe chef de service régional bu élevage bu Fatick. estimation ci waaru xar boo jëlee normalement pour li war a kii ci affaire xar non pour la région c'est 30 000 muy fanweeri junni la war a doon moo war a dugg lu mu dee ci xar bi ci région bi. waaye nag daral bi nga xam ni fa la ñuy faral di jaayee xar yi ñu ni dañ koy tànn noonu rek waaye waruñu faa toog ndaxte réglementé wuñu ko buñ sukkandikoo ci service de l'élevage ren ji nag ñu ni faw ñu changé ko Ndeye Maguette Ndiaye. ñu ngi koy waaj a déplacé parce que fi mu nekkoon at yi yëpp mooy marché dimanche booy dugg Fatick noonu ci sa ndeyjoor di jàdd foofu baaxul parce que norme yi nga xamante ni moom na marché buy jaay xar war a respecté yaakaar naa ne kii ñu ko woon noonu bi njëkk mooy warta jege tali national te gis ngeen ci tali bi la nekkee moo tax fi yoon luñ prévoir bu fekkee mën nañ ko yóbbu soit ci route Niakhar bi am na foofu benn espace bu yaatu ñu defe ko fa wala ñu yóbbu ko ci wetu dalal xel te ñu defe ko foofu. jaaykatu xar yeeg sàmm yi nga xam ni fekke woon nañu réunion bu ni mel ñoom ñëpp nag dañu mettitlu ñàkk financement gi nga xam ni moom la ñu nemmee ko ci opération tabaski yi Ndeye Maguette Ndiaye di ñu expliquer li ko waral. CNCAS moo doon faral di financer ñi nga xam ni moom moo di opérateurs yi ak itam éleveurs yi waaye daaw par exemple joxewuñ dara ci financement ndaxte ñu bëri ci opérateurs yi remboursé wuñu woon ñu leen lebaloon. On va voir avec les autres banques pour s'ils peuvent financer les promoteurs. Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby jóge Fatick jëm ca Diourbel bi nga xamante ni dana am beneen ab police loolu nag kàddu yo la yoo xamante ni ñu ngi ko nangoo ci jëwrin gi ñu dénk kaaraange biir réew mi gannaaw ba mu doon installé gouverneur dëkk ba moom Aly Ngouille Ndiaye nag lu ñeel élection locale yi nee na amul coppite guñ ci nemmeekoogum maanaam daal jàppale ne danañ ko amalee nu mu ci date ba ñu ko appal moom nee na bu dee programmation dana am mboolem acteurs yi yëngu ci langue politique bi ñoom ñooy toog daal di ko waxtaanee te déggoo ci Aly Ngouille Ndiaye ay kàddoom ci micro Babacar Diouf. wàllu sécurité aussi ñu ngi ciy góorgóorlu bu ngeen xoolee déjà ci màggal gële passé yokk nañu effectif yi nga xam ne moo nekk ci biir
Touba def nañ fa beneen commissariat bu bees fii ci Diourbel également dina amaat beneen commissariat bu bees identifié nañ déjà benn immeuble bu mu war a ne am nañ yaakaar ne fii peut-être weer wala ñaari weer en tout cas mu tàmbali également secteur bi nga xam ne gendarmerie mi ngi koy occupé aussi ñu ngi yokk seen doole pour que effectivement action yi nga wax ne gis nañ ko fii temps yi muy affaire braquage yu demee noonu ñu mën fi jógee en tout cas loolu moo doon suñu yéene le 1er décembre lañ ko fixé waaye gannaaw ku jëkk politique gi ak pouvoir ak société civile yëpp ñu ngi waxtaan am nañ yaakaar ne ci waxtaan du ñàkk dara dañ ci mën a tukkee bu fekkee ne dafa war a jaral ñu toxal élection yi aussi mën nañ ko toxal mais day fekk loo xam ne liñ ci bëgg a waxtaan ak ñëpp. Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur wàllum kaaraange ba léegi rawatina ci Afrique ak jëye juñ ci nemmeeku terroriste yi nekk di lëmbee ay réew yu bëri loolu nag tax na ba ñu lancé benn programme bu ñu tubbee programme jeune défense sécurité ak it wàllum paix mu di jàmm ñoom nag waa Yali ñoo ko def ànd ceeg centre de haute étude de défense ak sécurité kuréel la boo nga xamante ni dafa yëngu ci wàllum défense ak it wàllum kaaraange ñoom nag la ñu bëgg moo di gantal pexey noon yooyu mu di terroriste yi Papa Balla Gueye daanaka amul lenn lu ñu bàyyi ngir fexe jàmm ak sécurité daal di am ci réewu Afrique yi ndaw yi jamono ji nag ñoom ñu fas yéene dugal seen loxo ci xeex bi jamono yi nag bëgg nañ ñu boole leen ci lépp loo xamante ne moom la kilifa yi di dogal ci gis-gisu kii di Zipporah Ndione mi nga xamante ne mu ngi bokk ci groupe de travail programme jeune défense sécurité et paix. lépp lu indi xeex ak yooyu gaaw na ci dugg ci dëkk yi parce que tey frontière du dëkk yi tey frontière presque amul ci dëkk yi parce que porosité yi ñi ku nekk day dugg di génn donc du coup tey ku nekk war na toog sabablu xool naka ngay def ba aar sa bopp ba tey nga mën a fexe ba ndaw yi en tout cas ñi nga xamante ni am nañ ci place bu wàll bu bëree bëri ñu mën leen ma jox matuwaay yi tax ba yooyu question suñu taxawee ñoom ñu mën ci am taxawaay bi ci war. ay mbir yoo xamante ne faw rek ñu daal di leen di gën a yokk ak xam-xam ci gis-gisu directeur général bu centre des hautes études de défense et de sécurité moom mais di général de brigade Amadou Anta Gueye. ndaw yi li ñu soxla mooy ñu leen jàppale jox leen xam-xam yi war wax leen aussi yoon bi ñu war a jaar yar leen jàngal leen ba nga xam ne lépp li nga xam ne ëllëg dañ ko soxla pour mën a téye réew mi mu nekk seen loxo. ci wàllam Omar Touré mi nga xamante ne moom moo nekk njiital centre Yali moom nag mu jàpp ne li nga xamante ne moom la ndaw yi jàng fii day tax ñu gën a mën a waajal seen bopp ngir ëllëg. Dès demain, quand je dis dès demain, c'est après la session, ils retournent dans le pays et qu'ils soient des acteurs véritables dans les questions de paix et de sécurité, qu'ils soient des initiateurs. lu tolloog téeméer ci ay ndaw yoo xamante ne ñu ngi jógee ci lu tolloog fukk ak juróom-benn ci ay réew yoo xam ne ñu ngi nekk fii ci Afrique ngir ñu daal di door programme bi jamono ji nag ñoom ñëpp taxaw nañ temm ngir fexe lépp loo xamante ne moom la ñu mbëbët ngir kaaraange daal di mën a am ñu taxaw ci temm. Papa Balla Gueye jërëjëf manifester bi nga xamante ni waa aar li ñu bokk daañu ko amal ni ki tey jii ci ajuma ji du ca place de l'Obélisque waaye ci boulevard Centenaire rond-point bu rue 25 la fa la ñuy defee ci seen manifester googule ni ki tey jii ci ngoon am na ay xibaar sax yooyu fësal ne ni ki ci suba ci kanam tuuti bu fukki waxtu jotee ci la ñu waa aar Sénégal di amal ab ndajeek taskatu xibaar yi bu ñu tañ ca noppee ngoon gi dem ci seen manifestation googule ñu woote ci boulevard Centenaire nekk ci rond-point rue 25. RFM Sport. tàggat yaram ñu dalal Abdou Diouf Junior bokk na ci li ci gën a fës Coupe d'Afrique des Nations mi tàmbali tey. tàggat yaram yi dañ koy door rek wàllu football Coupe d'Afrique des Nations 2019 gaynde yu Sénégal tàggatu nañu démb ci ngoon ci terrain annexe bu stade bu Caire stade militaire ba ñu ngi waajal bu baax a baax seen jonganteeg Tanzanie suñu sukkandikoo ci ka ñu yónni fële ca Caire di Cheikh Tidiane Diagne mi ñuy xamal ni gaynde yi daanaka xadar la ñu àndaloon démb ci ngoon ñu déglu ko. fukki simili ak juróom kott la ñu daal di may lii di presse bi ngir ñu daal di kon bokk teewee njeexitalu entraînement bu équipe nationale bu Sénégal ñoom nag joueurs yi doon tàggatu ci benn ci terrain ka ca ne wane nga sa pas-pas ci gile entraînement ngir waajal seen jongante seen diggante ak ñii di waa Tanzanie ni ki dimanche gii nii di ñëw terrain annexe bu stade militaire bu Caire taskatu xibaar yi bawoo fu ne daal di ñëw ngir teewee séance d'entraînement bu équipe Sénégal ba yëf yi jeexee nag kii di Pape Alioune Ndiaye yëkkati na ay kaddu moom lu mu xam ne nii moo di Sénégal pare na ngir daal di sóobu ci jongante gi. état d'esprit bi baax na yaakaar naa ne depuis Dakar liggéey nañu ñu ngi liggéey bu baax commencé nañ ko Dakar jaar Espagne ñu ngi eggale fii liggéey bi. yaakaar naa ne tout se passe bien ñuy xaar bésu match bi jot incha allah ñu wane li ñu liggéey. séance d'entraînement bi sax mën nañ ko méngale ak lii di match officiel ndax joueurs yi ku ci nekk mayul sa morom dara looloo war a sax léeg-léeg ñenn ñi jëlee si ab contact ba staff médical bi
daw di leen wàllu. waaw ñu ngi ci condition yu baax franchement lépp baax na ñu ngi sant yàlla. waaw ay professionnels lañu donc quelle que soit conditions yi on s'adapte dañuy adapté wu lu ñu coach bi di laaj ak staffam ñu jox ko te yaakaar naa ne depuis Dakar ci loolu la ñu nekk. yenn si ay supporters yi nga xam te ne dañu daal di ñëwoon teewee lii di séance d'entraînement équipe nationale bu Sénégal ba fi jeexee ñoom ñëpp dañoo daal di wutali kii di Sadio Mané ngir daal di photo ak moom waaye laata loolu kii di sélectionneur bi di Aliou Cissé ak i ay ndawam ba seen séance d'entraînement jeexee daal dañ tàllal seen loxo ñaan yàlla may leen ndam fii nii ci Égypte. Cheikh Tidiane Diagne, Caire. pour la rajo Futur Média. matuwaay yëpp jël nañu ko Cheikh Tidiane Diagne ngir képp koo xam ne dem nga ca Égypte nga mën a nekk ci anam yu mucc ay rawatina gaynde yi Matar Ba moo ko xamle jëwriñ bi ñu dénk wàllu tàggat yaram di wax ni ab délégation yónnee nañ ko foofe ngir mu dalal képp koo xam ne doomu Sénégal nga bu dem foofe ca Caire. Papis Demba Cissé moom tamit mu ngi jàppal tànk gaynde yu Sénégal moom attaquant bi di xamle ni gaynde yi am na ci ñoom yaakaar waaye daal nañ joxe bu baax a baax lépp lu ñu am moom Papis Demba Cissé nekkoon foofe ca Sédhiou démb fa nga xam ne foofee la doon joxe ab matériel boo xam ni jëm na ci lépp lu ndongo yu mën a jàngee foofee ca Sédhiou di ngeen ko dégg ci suñu yeneen jeetaayu xibaar ak Max Euclide Compagnie. Tanzanie mi nga xam ne ñoom ñoo war a jàmmarloo gaynde yi dimanche jamono ji li ñuy def mooy ket rek ngir am xaalis boo xam ni war nañu ko yóbbu foofee ngir jàppale équipe ba $1 milliard ci wàllu shilling di seen koppar moom la ñu soxla boo koy xayma ci wàllu dollar mu ngi toll ci $4fanweer ci ay junni dollar américain. kon vice présidente bu réew ma moom moo ko xamle Samia Suluhu lay wuyoo muy xamle ni gouvernement bi amul dara loo xam ne waajaloon na ko ni koppar ngir gunge Taifa Stars yi di étoile de la nation bidiw yi nga xam ne ñoom ñooy teewal foofee Tanzanie. kon soo moytuwul seen fenq dina jafe seen digganteeg Sénégal te mooy doon seen match bu njëkk ci Coupe d'Afrique des Nations ci ñeent fukki at yi ñu weesu suñu sukkandiko ci BBC Afrique. ci wàllu football de plage la ñuy waxtaane Jeux africains ya ñoo ngay woy fële ca Cap Vert jàppaleen ne démb gaynde yu Sénégal dañoo daan waa Kenya fukki bal ak benn ci dara gannaaw bi nga xam ne daan nañu waa Djibouti fukki bal ak ñett ci dara barki démb la woon. Sénégal Nigéria tey ji ci ngoon ku daan di nga jël place bu njëkk ba kon ndax Nigéria dafa daan Djibouti daan yu métti ñaar fukki bal ak juróom-ñeent ci ñaar muy différence de but bi nga xam ne kon Nigéria moo ci ëppale waaye Sénégal nee nañu daañu xar seen tànku tubéy ngir mën a jëlaat bopp groupe ba suñu sukkandikoo ci Ngalla Sylla mi leen di tàggat ñu déglu ko. waaw di wax ne ñu ngi sant yàlla rek yàlla def na tey ñu qualifié ginnaaw bi ñu joué sanu ñaari match yi te jeexagul sax match de poule yi mais bon ñun bi ñu ñëw si tournoi bi biñ tiragé xamoon nañ ne Sénégal ak na Nigéria en tant que champion d'Afrique et vice champion d'Afrique donc ñoom mënuñu woon may benn sens Djibouti ak Kenya xam nañ ne ñoom ay équipe la yoo xamante dañ faible si kanam seen ñaari adversaires yooyu donc ñun may ñu leen woon sens boo xoolee sax Nigéria doon na tey Djibouti 29-2 te premier match bi aussi dafa scoré woon ñun aussi ñun tey marqué gul nañ 24 bii mais di wane ne Nigéria moo jiitu ñun ñu topp si mais suba la ñuy def sunu match de classement ñoom Nigéria ñu xool kuy jël premier ak deuxième di wax ne rek xale yi bon tournoi bi moom sunu vraie valeur suba lañ koy natt si Nigéria parce que bu fekkee ne yow da nga bëgg dem coupe du monde équipe yi mag yi moom foog nga rencontré leen donc xam na ne ñun suba match bi ñu xaar du yomb di ñaan yàlla rek yàlla may xale yi ñu yeewu si jàmm ba dem si ba yàlla defal ñu ndam le reste maintenant c'est des matchs yoo xamante ne aussi tàmm nañ compétition yi di jël équipe yu mel ni Nigéria wala yu mel ni Maroc wala yu mel ni Cap-Vert boo xoolee tournoi bi 4 équipes yooyu ñoo nar a croiser demi-finale donc di wax na rek xale yi daal yàlla nañu yàlla defal jàmm ba génn si ak ndam ba jël paie. ci wàllu handball lañ koy daanale ak sargal bi ñuy sargal kii nga xam ne dafa faatu woon ci ab accident di docteur Safiatou Diatta waa UFR 7 bu université Gaston Berger ñoom ñooy def li ni mel Safiatou Diatta doon def wàllu handball waaye itam kilifa ci ministère des sports yoroon lépp lu jëm ci wàllu tàggat gi yoroon na itam lu jëm ci wàllu technique mu ngi gaañu kon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin atum 2015 ñu koy sargal ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin tournoi handball la ñuy def juróom benn équipe ci góor ñi ak juróom benn ci jigéen ñi ñoom ñoo koy def foofe ca université Gaston Berger bu Ndar fii la ñuy ndar keppee xibaaru tàggat yaram yi jërë ngeen jëf ci déglu bi. jërëjëf Abdou Diouf Junior ñu ngi lay gërëm ñaar fukki simili ak ñeent moom moo bootu ci juróom-ñetti waxtu mbokk yi ñu xuus ci xibaar yi dalal xibaaru aada yi ñu ànd ceek Ndate Diop. dal leen ak jàmm. Samba Show ñu koy xaar fii ci Ndakaaru ci weeru décembre groupe boobu nga xam ni ay comédiens humoristes yu fekk baax ca France ñoom ñoo ko séq dinañu ñëw àndandoo ak beneen groupe bu siiw lool fekk baax ca Russie kaka xamle moom moo di administrateur général bu Grand Théâtre Kaysi Bousso yëkkati na tamit jëmle ci waxtu yi nga xam ni moom la ñuy dogal artistes yi ci seeni prestation foofu ca Grand Théâtre mu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi
ay kàddoom Wuri Diallo moo ko taataan. xam nga théâtre yi de temps en temps nit ñi dañuy wax dañuy defar fii ay musique traditionnelle ay xawaare mais théâtre bi de temps en temps day jéem a seet ndax mën nañu am leneen si lépp aussi dama ko def ngir aussi wax ak sama ministre pour ñu jéem a seet chaque année ndax mën nañ jël benn comédien wala benn musicien wala benn groupe bu jógee en dehors du Sénégal pour ñëw jàppante am na aussi Samba Show sénégalais la mu ngi dëkk France daf ko doon def en France ay comédien lay ay humoriste lay dajale defoon na ko fi daawaat jéeg mais dem na même ba président de la République recevoir leen ne leen si yoon bi ngeen nekk baax na donc ñu bëgg cette année moom Grand Théâtre def si teg loxam ba mu bëri comme partenaire pour affaire bi mun a am doole si Sénégal ak si Afrique ak si Europe. est-ce que tamit jotul aussi ñu changer horaire yi. les heures c'est 1h30 wala 2h bu fale. tu peux commencer à 2h du matin ba 4h ça tu peux le faire mais fii Grand Théâtre la salle la duñ ko def am na ñu jógee fële ñëw jouer fii au Sénégal ils ont commencé à 21h les gens étaient là te pourtant c'est des Sénégalais qui sont venus toog carré sans problème mais bu nekkee rek beneen kii mën il commence à faire du maquillage il change 50 fois de boubou on peut pas rester aussi allumer la lumière jusqu'à 5h du matin. fête de la musique ñu koy màggal tey jii ci ajjuma ji ci Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp ñu fàttali ni ci atum 1982 ci njiital jëwriñ ji nga xam ni moom lañ dénkoon lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ci réewum France di Jacques Land moom moo ko taxawaloon boobu ba léegi nag ñu jàpp ni 21 juin nekk na fête boo xam ne nii àdduna wërngal këpp daf ko jagleel lépp lu jëm ci wàllu musique ci xayma sax lu toll ci téeméer ak ñaar fukki réew ci àdduna wërngal këpp dinañ ko màggal. fii ci Sénégal nag rawatina ci Ndakaaru di capitale bi place de la nation ñu gënoon ko xam ci obélisque fa la artistes yi joxe daje ngir amal fa ab plateau musical bu mucc ayib ca ngeen jëf ci déglu bi foofu la ñuy yem dig daje